sànku fële ca diwaanu Casamance dinañ ci dellu si faram fàcce ko ci xibaar yi laataa ñu ñëw ci xibaaru sport di ci ànd ak Baye Mante Mboup yéen kay la ñu koy ndax keppe ak Alaaji Ahmed Aïdara. Voici Trafic News. aywa Alaaji ñu ànd ak Badiata pour xam dem ak dikk bi fan la toll. Aba. oui allo Yacine. est-ce que yaa ngi may dégg. si maa lay dégg bu baax. Aba dégguñu ko fii de. voilà merci beaucoup maa ngi dégg sama boobu kon bàyyi ma dem voilà l'actualité du trafic urbain se poursuit sur Zik FM. Nous sommes passés tout à l'heure sur l'axe Mariama Niass échangeur à ñu xale foofu la c'est compliqué beaucoup de complications oto yi bàyyi ko bi route nationale ak ñu bàyyi ko du côté de la passerelle de Nabil Choucair su ko defee échangeur bu aan bañ fa jaaree aussi avertissement sont annotés maanaam jafe na pour ñu bàyyi ko du côté de fi nga xam mooy parc Hann jàpp sortie Maris jàpp service technique ñu bàyyi ko foofu la aussi bëgg a progresser vers la cité des eaux aussi beaucoup de complications rawatina oto yi bàyyi ko ab di faat benn Abdelaziz bàyyi ko du côté de Xaar Yàlla wala Grand Yoff di transiter par là tax na ba axe boobu lay jëm cité des eaux jëm Castor foofu la aussi beaucoup de lenteurs sont à signaler à Finsec. C'était Trafic News. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax Aba Diatta El Hadji Mansour Diop maa ngi nuyu passage moom Mbaye Ndiaye sama waa ji namu naa la bu baax a baax. ñu bàyyi la di ko siyaar bu baax a baax ñu bàyyi la nga wéyandi. wéetal nañu wéetal nañu loolu man de namu naa ko. man tam namu naa commentaire su bokkee ndeysaan waaw kii yéen a ma fàttale woon journal ba noppi aywa ñu dem. yaa si nag accident bu metti bi nga xam ne am na ni ki démb cortège bu Pastef jóge woon ci Casamance di ñibbi si ci Nioro bi mu leen desee ñetti kilomètres ngir ñu ëgsi ne boobu le accident am nga xam ni Moussa Camara ci la faatoo jiitu woon na ko ñaar ñi faatu ca saasa doon na photographe bu Jotna TV Ibrahima Fall ñu bëri taskatu xibaar yi xàmmee nañu ko ci cawarte gi ak njàmbaarte gi ni ki itam Amandaw ñu gën ko xam ci 50 moom itam mook Moussa Camara ci ñu yoroon wàllu sécurité Pastef la ñu bokk muy accident bu metti boo xam ni démb ci guddi la seeni néew bàyyeekoo ca fi nga xam ni moo di Saloum ngir dem ci ñëw fii ci Ndakaaru accident la bu njiit réew bu Sénégal yëkkati nay kàddoom jottali njaal waa Pastef ak njabootu ñi nga xam ñoo faatu ci yooyu lay accident ñi ci ami gaañu itam njiit réew bu Sénégal ñaanal leen ak tan ñu wax ci leneen ci wàllu xibaar Jidda Caaroy Kaw jigéen ñi nekk ci Benno Bokk Yaakaar dañu démarqué wu ci li nga xamante ni bii mooy dañu contesté choix wu Modou Gueye comme mu nekk tête de liste ci Benno Bokk Yaakaar foofee ci diwaanu Jidda Caaroy Kaw ñu ngi invité seen i ay camarades ñu daal di rangé wu ci li nga xamante ni bii mooy li ñu saxal comme dogal ndax ñu moytandiku li leen daloon atum 2014 bañ leen a dalaat Nanko Bakayoko. Les femmes de Benno Bokk Yaakaar de Djiddah Thiaroye Kao prennent le contre-pied des responsables de l'APR et se rangent derrière le choix de Macky Sall. Nous avons vécu cette situation en 2014. C'était la séparation qui nous avait fait battre. Maintenant, nous ne baisserons pas les bras. Nous irons les voir un à un, leur demander de rejoindre le Benno Bokk Yaakaar. Nous cheminerons avec le président Mamadou Gueye. Nous campagne avec lui. Les souteneurs de l'ambassadeur Lamine Diouf s'inscrivent sur la même dynamique. En tant que mouvement représentant son Excellence Mamadou Lamine Diouf, nous disons par sa voix que nous aussi, nous soutenons le président de la République. Albès soutient ces éléments à travers les localités. Mais à Diamaguène Sicap Mbao, le PS ira au local sous sa propre bannière. L'honorable député du Benno Bokk Yaakaar yu Djiddah Thiaroye Kao yi ànd ñu taxawaayu responsable yu APR yi ñu ne ñi ngi ci ginnaaw tànneefu Macky Sall. dañuy dem di continuer di waxtaan ak ñoom pour que ñëpp ñoom ñu ànd ñu am benn liste ndax bu ñu tasaaroo comme wula di du nekk sunu ngañaay. danañ ànd ak Mamadou Gueye ci ànd ba gën a rafet. danañ ànd ak moom campagne danañ ànd ak moom gañe fii. ñi jàppal tànk ambassadeur bi di Lamine Diouf ne ñoom it noonu la ñu gisee. nag en tant que mouvement Albès di ànd ak son excellence Mamadou Lamine Diouf waxu kilifa waaw la sant kon tey bu fekkente ne dafa joxe ay choix ñëpp ñoo ca mën a ànd bu dee gëm nga président Macky Sall ñun on est en parfaite harmonie avec le président Macky Sall lu mu wax la ñu wax
lu mu bëgg lañ bëgg lu mu bañ la ñu bañ. waaye ci Diamaguène Sicap Mbao moom PS day demal boppam ci élection locale yi député Aïssatou Cissokho ne candidate la. Benno Bokk Yaakaar amul problème ndaxte ñun ba léegi ñu ngi ci Benno Bokk Yaakaar suñu sañee taxaw ni dañoo bëgg a dooleel Benno Bokk Yaakaar fokk ñu liggéey fokk Benno Bokk Yaakaar nangu def ci kanam ñoo xam ne dañuy liggéeyal pour fësal liggéey Benno Bokk Yaakaar fësal liggéey président de la République loolu moo tax ñu am sañ-sañ bu ñu nee d'accord bëgg nañu nga taxaw moo tax ñu am sañ-sañ taxaw. diggante ñi fippu ak ñi am kontante lool yëg-yëg yi wuute na lool ginnaaw bi ñu siiwalee liste yi ñeel élection locale yi. yëpp muy benn problème foofu ci Djiddah Thiaroye Kaw beneen problème di waa APR ci Parcelles Assainies nee nañu ànduñu la ñu tànn Moussa Sy mu nekk tête de liste ci élection locale yi Moustapha Cissokho moo wax ci seen tur mooy coordinateur COJER ca Parcelles Assainies nañ ko déglu. Tout sauf la candidature du maire Moussa Sy. mooy tout sauf Moussa Sy parce que on ne peut pas comprendre mënuñoo nangu te xel nangu ko Moussa Sy le maire sortant man noonu laa koy waxee parce que dafa war a dem li nga xam ne a fait plus de 14 ans ci suñu localité bi Parcelles Assainies fii te doo gis benn bilan bi nga xam ne moom am na ko zéro réalisation waaye ñun lu ñu gëm tey bu ñu forcer Moussa Sy vote sanction la ñuy def ba ñuy sax def liste parallèle Moussa Sy na mu ñu abal parce que boo defee 14 ans ci benn gox damay jàpp ne dafa doy Moussa Sy dem abal ñu bu ñu abalee wala bu dee sax mënu dem abal ñu na mu ber listam bu dee moom gëm na boppam wóolu na boppam mais na mu ber listam. dëkk bi tudd Fawoun ma nga ci département bu Bounkiling moom itam maire sortant ba ñu tànnaat ci turu Benno Bokk Yaakaar tax nañu bëri maire ndax ànd ñu ci yeneen i xibaar incha allah Ibrahima Diallo dana ci dellu soit ak ñun ci kàddu ya nga xam ni mooy reportage ba mu ci def xibaar bi nag dégg sax journal bi nag daa bëri lool ay xew-xewu Benno Bokk Yaakaar xanaa ñoom ñoo ko sponsorisé moo tax foofu lañ ciy yem Ibrahima balaa ñu ñëw ci beneen coalition ak seen i xibaar sikkim fastoon ci biir Benno Bokk Yaakaar de. ñu bëri xam nañu may tub dañuy fàttaliku téere boo xamee ni l'art de la guerre lañ koy wooyee benn chinois moo ko bindoon muy ba mu koy bind ba léegi nit ñi di ko utiliser c'est plus pour ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci xare mais dafa am ñoo xam ne dañ ko soppi pour dugal ko ci wàllug entreprise ñenn ñi soppi ko pour dugal ko ci wàllu politique rawatina ni ñuy doxalee te loolu laa gis tey ci li nga xam ne moom moo xew ci biir Benno Bokk Yaakaar c'est-à-dire que l'ennemi wala ku ñu jàppee ennemi mu ngi ci seen biir mais ki nekk seen biir nekk seen ennemi dañuy seet nu ñuy naxtaanee ak moom ba nga xamee ni daañu ko xeex daan ko te coow du jib te ci biir Benno Bokk Yaakaar APR dafa bëgg jëlaat li ñuy woowee dooleem parce que APR ñoom ñoo taxaw bi ñuy taxaw am na parti yoo xam ne ànduñu woon ak moom bi ñu demee ba président de la République falu 2012 am ñu ñëw wàlliyaan si ñëw ànd ak APR ñenn ñi jàpp ni ñoom am nañu doole boo xam ne mën na leen may ñu avancer muy ay parti socialiste muy ay AFP mais APR tamit jàpp ni xale lañu woon nekkoon ci néeg bu ndaw léegi dañoo soxla salle bi soxla nañ sax kër gi moo waral tey ngay gis ci biir yenn ci ay localités pour ne pas dire partout les purs APR ñi nga xam ne ñoom ñoo formé APR ba APR di judd seen kanam la am na ñoo xam ne seen tour sax moo nekk ci récépissé APR mais Moussa Sy moom bokku ci APR moo tax ma ne la moo duggee aussi bokku ci APR justement moo tax nag ca biir fa ñu nekk yooyu les partenaires yu Benno Bokk Yaakaar APR yi nga xam ne ñoom APR la ñu bokk gëm APR dañuy fexe ba pousse ñi nga xam ni ñoom mooy parti socialiste wala AFP wala les nouveaux. wala ñu amul sax couleur. wala ñu dugg ci bees. comme Moussa Sy amul sax couleur. mais un Moussa Sy un Alioune Ndoye bu Dakar Plateau ak ñeneen ñu mel ni ñoom ñu ngi àndoon ak Khalifa Babacar Sall ba ñu jox leen mairie am ñu àndoon sax ak parti démocratique sénégalais. avant Khalifa Sall ñu jox leen mairie nga jàll ci PDS doon maire ñu dëggal la ndax PDS nga àndoon ndax booba temps moo fi fooroon nga dem après nga gis ni Khalifa Sall moo fi foor fii ci Dakar nga ànd ak moom gannaaw gi léegi nga ne xaaral ma dem toog ci parti bi wala ci coalition Benno Bokk Yaakaar dem bootu ci parti socialiste
bi nga xam ne Aminata Mbengue Ndiaye moo ko jiite tey mais ci biir yooyu les coalitions am na benn parti boo xam ne ñoom ñooy majoritaire ñu bëgg ko ñu bañ ko muy APR léegi APR day wane boppam sur tous les plans te njiital coalition Benno Bokk Yaakaar nga xam ni conférence des leaders dañ ko jox carte blanche ne ko doxalal li nga xam ne moom lañ jàpp ci wàllu Benno Bokk Yaakaar na nga ko defee noonu lañ ko xalaatee noonu lañ ko defee mais xoolal li Aïssata Tall Sall def fële ca Podor c'est sur le plan politique nit la ku ñu ràññee ci politique am base bu taxaw ci biir parti socialiste ba muy gën a nekk ci digg ndëndëm ni ñu koy woowee ci wàllu politique mais bu demee ba jël ne ni Racine demal doxalal c'est parce que peut-être que on dira qu'elle n'a pas compris peut-être qu'on dira que dañ ko xaw a nax sur le plan politique ba teg fa koo xamee ni APR la bokk. mais en tout cas mën nañ ko itam transformer leçon bu nit ñu war a roy nag quand même. d'accord je suis d'accord sur non je suis très d'accord loolu peut-être ci côté boobu dina jàpp ni 2 mandats doy na parce que ñu ngi ko fi wax chaque jour mu wax ko maire ce n'est pas une profession. mën na am fonction la bu jeexee jeex na yow mii sa bopp journaliste bi nga doon dina am jour boo xam ne da ngay retraité. mais sur le plan politique am na ñoo xam ne ñoom d'accord ñu ci retraité boobu mais sur le plan politique pour revenir sur Benno ak tasaaro bi am ci seen biir c'est tout simplement que l'APR veut récupérer le maximum de collectivités territoriales mooy xam ne bu ñuy dem ci élection législative yi également ci biir 2022 bu dee jàpp nañu ko ñoom dinañu am taxawaay boo xamee ni dañuy dem ba au fur et à mesure dinañu faxas ñi ñu àndaloon ci biir Benno muy parti socialiste di AFP sans oublier ces autres petits partis yi bokk ci biir Benno Bokk Yaakaar te kenn dégguloon fi ñu toll nii. c'est vrai est-ce que nekkin ci wàllu nguur tax na nga am doole ju mën a tax nga faxas say alliés est-ce que doo ci am mbetteel parce que bu fekkul nga tabax base politique bu dëgër. waaw xam nga Macky Sall dinaa ko woowee excellence président Macky Sall c'est le cas mu loolu mooy président de la République mais comme secrétaire général de parti kooku man dinaa ko woowee Max Macky te ku mën a politique la. gis nga boo xoolee ba ci biir xam nga d'abord problème mu mandat yi pour man leen ni Macky su fekkee am na benn affaire bu mu jàngee ci Ablaye Wade c'est l'art de la manœuvre c'est le fait gis nga Macky bi bu ñëwee ci mandat bi premier nax bu mu naxee gars yi pour man leen ni c'est il est très futé en politique dafa ñëw ne gars yi damay def mandat 5 ans gaa yëpp jël li ñu am ci seen i bagages def ko ci combat bi ñu dem ba ci cëppaandaw gi mu ne non defatuma 5 ans 7 ans laay def dafa mel ni comme si ñu doon def course de vitesse 200 mètres non 100 mètres xam nga yow booy daw 100 mètres li nga yor yëpp da nga koy joxe ñu ñëw ba mu dese benn 20 mètres rek mu ne non léegi course bi nekkatul 100 mètres léegi 200 mètres la loolu moo tax gaa yi bëri essoufflé gis nga fii bi ñu ñëwee li mu réussir fii lu grave mooy non seulement Benno Bokk Yaakaar gas na suul ko te jib coowul deuxièmement reprendre na dossier yi en main ça veut dire que ñëpp ñi ko nekkoon yoo xam ne nekkoon na ay cas ku ne réglé na sa problème te jib coowul ma jox la ci benn exemple tey ji Biraye bi nga koy expliqué léegi gis nga coalition Benno Bokk Yaakaar suul na ko bis ni ki tey ci investiture la ko suuloon te coalition bi deewoon na depuis 2019 parce que 2019 ñi fal président du coalition Benno Bokk Yaakaar rek c'était une nouvelle coalition ak ñoom donc législature la ko enterré te jib coowul beneen bi mooy gars yi topp ci ginnaawam gis nga fu investiture yi da ko régler par cas dëkk yi nga xam ni foofu il est dans le marteau et dans l'enclume comme ma jox la benn dëkk bu mel ni Kolda mu leer ko ni ka fa nekk daanaka askan bi du moyu na ko mais moom nouvelle figure bi mënul tëb rek simpiki sampkee da leen a ëffal ci benn géew ñoom ñaar ëffal leen nga xam ni léegi après moom il prend beneen partie yi nga xam ni comme mu mel ni Dakar ak yooyu mu leer la ni fii c'est assez problématique dafay générer ay listes parallèles parce que APR mooy comme li may wax ni coalition bi am nañ ñoom seen bastion électoral ba pare du changer ceux qui vont voter pour APR vont voter pour APR léegi ku mel ni Mame Mbaye Niang bu génnee dafay jéem a dem nag avec beaucoup de ressources je vous dis avec beaucoup de ressources day dem pour jéem a émietter diviser l'autre camp. ñu voté woon APR ci élection yi mujj yi mën nañu bañ a voté APR. waaw non mais ñoom am nañ seen bastion naturel. non bul fàtte yaakaar yi tas yi am ci dundinu askan wi. waaw non Sénégalais apériste bi ak Sénégalais socialiste bi ñoo yem. voilà justement non c'est que dina wàññeeku tuuti mais fondamentalement ils gardent leur base c'est-à-dire ñu doon lekk ci affaire bi toujours ñoom dañ vont garder foofu peut-être que les frustrés léegi nag ñooñu laa lay wax ni mu am beneen camp parce que 3 camps la ci affaire yi mu am beneen camp yoo xam ne président Macky Sall mënul leen dara mooy comme ñoom Mary Teuw Niane ñooñu moom ala kuli alin da leen di bàyyi ñu demal seen bopp ñi ci des mooy comme par exemple ñoom Sori Kaba ñoom
amatuñ leneen lu ñuy ñàkk ci affaire yi parce que ils sont en disgrâce léegi mu am ñeneen ñaari jeux yoo xam ni ñenn ñi président moo koy suscité ci ginnaaw pour xam ko diviser pour mieux régner ñi ci des nag da leen di ëffal géew ci suuf quoi. jaajëf Siré ñu ngi continuer ba tey ci parti coalition Yewwi Askan Wi dafa am benn waay bu nekkoon ci parti Rewmi jékki-jékki ñëw ci Pastef yàggul dara ñu bëgg koo dugal ci liste yi mbaa sax mu jiite ko mooy li tax nag ñi nekkoon ci militant yu jëkki parti ba ni doxalin boobu méngoowul ak yoon ndax ni mu fa ñëwee daanaka dafa daw làqatu si dong kon mënta jiite seen ay liste bu fekkee nag changement amu ci mun na répercuté wu ci seen ay résultats ci élection yu ñu dégmal loolu ngi xew ci diiwaanu Louga ñu fekk fa Galaye Sylla ci Louga lu toll ci ñeent fukki ndaw ak juróom ñu wutal leen ay permis ci programme ANPS bi nga xam ni mébét bi mooy junniy ndaw junniy permis ci Sénégal gépp Waly Bakhoum chef d'antenne ANPS ci région bu Louga. dañ fi ñëwoon ci benn programme national bu ñuy déroulé ci ay permis de conduire yu ñuy defal ndaw ñi nga xam ne état bi moo ko jël yépp en charge ñu defoon ko Dakar def ko ci yeneen région yu bëri tey ñu ñëwoon def ko aussi Louga mooy première vague muy ay góor ay jigéen ñu am diplôme ñu amul diplôme na nga nekk jeune rek donc mun nga jege service ANPS pour ñu mun la accompagner ci li. ñu jégalu du élément boobee la ñu doon sàkku ñu wax itam ci contestation bi am ci diwaanu Linguère ak investiture ci élection locale yi ñu dégmal fële ci diwaanu Linguère fukki commune ak juróom-ñeent ya nga xam ne ñoo fa nekk daanaka néew na commune booy dem te fekkoo fa coow moo xam fa Aly Ngouille Ndiaye dëkk ak Samba Ndiobène Ka coowa nga fa déjà ca Barkédji itam coowa nga fa. waaye kenn ku nekk ngi gën a samp ndëndëm bu ñuy jëlee misaalum Daouda Sow mi nga xam ni moom itam candidat la ci élection locale yi ñu dëkkmal foofee ci diwaanu Linguère ñu teew li kàddoom ci micro Mass Ndiaye. ñoom ne nañ ci ginnaaw Samba Ndiobène lañ nekk ñu ngi yore beneen liste boobu du liste Benno Bokk Yaakaar képp ki nga xam ne nekkoo ci liste Benno Bokk Yaakaar yaa ngi ci liste opposition. ñu ngi wax nag bu dee Samba Ndiobène ñooñu ay nitam lañ ne ñëw Barkédji def comme le ministre Aly Ngouille nu mu def mu ñëw fii boole nit ñi ñu nekk benn bu ko deful également mu def déclaration officielle mu xam ne du moom mu nekk ginnaaw nit ñi bu ko deful ñu xam ne mu ngi def défiance à l'endroit du président Macky Sall instruction yu président Macky Sall dinañ wax ne Samba Ndiobène topp ci li ñu bëgg moom Samba Ndiobène ministre de la République la na bàyyi di def ay loxam ci biir commune de Barkédji képp ki nga xam ne def nga sa loxo ci biir commune de Barkédji na nekk dans le bon sens. tëj nañu xëtu politique ubbi waneen xët wala environnement am na ay îles yu nekk ci diwaanu Casamance boo sàgganee mën nañoo mën suux mbaa ñu sànku loolee nag mu ngi jeexee taloo ci changement climatique comme ni ñu koy faral di woowee. bu fekkee état bi gaawul indi ci solution lëkkatloo ci ak techniciens yi ak services yi nga xam ne ñoo koy saytu du ñu bàyyil daanaka suñu ay doomu ki sët ay ndono yu am solo ci wàllu environnement loolu tiital kenn ci ñooñee ba tax mu dànkaafu Aline Cissé ñu teewli kàddoom. yegg si na fi bu baax boo demee ci île yi nga dem Diogué nga dem Colobane nga dem Niomul île yu nekk Casamance boo fa yeggee sa xol lay jeex île yu bëri ñu ngi fu mu nekk nii daanaka géej gi nangu na leen. ñu si amoon campement di liggéey seen campement yi daan na amatuñu lu ñu liggéey amatuñu lu ñu dundee mais loolu problème la boo ñëwee fii suñu géej gi amatuñu jën nga xool suñu faro yi moytuñu leen béy suñu àll bi yàqu na nawet ñu daan ñëweetu ko donc loolu yëpp doon problème yoo xam ni suñu dund dafa impacté ci suñu dund parce que ñun fii Senghor dafa doon wax ne Casamance mën na ko grenier Sénégal maanaam lu Sénégal di dundee Casamance mën na ko liggéey mais tey loolu mënatul nekk. balaa ñu commenté ci wàllu environnement la ñuy des ak ki nga xamante ni bii ñooy plateforme Aar Sama Gox dañu participé woon ci benn ndaje ci Glasgow ci ndaje bu boole téeméeri réew ak juróom-ñeent fukk ak juróom ngir waajal COP 26 liñ ci jublu mooy sàmm lu lépp lu jëm ci wàllu environnement bi waaye ndaw ñi dañu demandé ci président Afrique yi ñu xoolaat bu baax réewu Afrique yi ak fi ñu nekk ci wàllu àdduna bi. ak la moo nekk seen ay devoir ci ñu génne askan wi doon ay victimes ci jafe-jafe yi nga xam ne ñu jànkuwanteel inondation fii ak yeneen géej gi avancé lépp jeexeetaloo ci changement climatique lu ñu war a soppile bu fekkee bëgg nañu ak dund gu ñoŋ loolu nag dafay aju ci sens responsabilité ci suñu ay président yi jiite réew yi Pape Nop Faye membre la ci plateforme ba ñu teewlu ko ci micro Cheikh Ahmed Tidiane Seck. on parle de COP 26 kon donc ñu ngi ci 26e édition bi.
mais édition yi passé noonu ban répercussion la si am ban jeexital la am si askan bi te pourtant ba léegi ni yaa ngi gis ne érosion côtière bi mi ngi def ay mbir yu doy waar baykat bi yoo ko gisee maanaam seen tool yi demeew fa noonu te lépp li ko waral mooy changement climatique bi nga xamante ne ni duñu rek ñoo koy dund léeg-léeg nañ xamante ne dafa am ay conséquences yi nga xamante ne ni ñoom nasaraan si boppam si ñoom lay jógee kon di nga xamante ne ñoom ñooy dem di ñu représenté foofu noonu si jaww yu ndaje ñoom foog ñu xoolaat ñoom seen taxawaay lan la bu ko defee ñun après dinañ si mën a gis suñu bopp waroon nañ si dem mais li ñu gis nañ li gën a am solo mooy ku si nekk ak tam bu ñu munti choisir at bu ne yow da ngay jël selon yow say réalité nga xam ne moom ngay dund nga mun ko relais bu ko defee ñoom bu ñàkk peut-être que décideurs yi ñoom dinañ si bàyyi xel. ay îles yu nar sànq Birahim ca Casamance géej gi avancé te solution amu ci changement climatique ñett ñu ba suuf si itam amatul doole pour agriculture lu nekk ëllëgu àdduna. waaw c'est la grande interrogation nu ñu ko mën a waxee xam nga sànq kii am na ko lu mu wax ci COP 26. maanaam kon ñu ngi ci ñaar fukk ak juróom benneelu édition li nga xam ne moom mooy waxtaan boo xamee ni ay réew ci àdduna ñoo koy seq jëm ci wàllu changement climatique. Mansour il y a 30 ans fële ca Mbour daaw dégg ñu waxu digue de protection ndax mën a moytandiku l'avancée de la mer am na foo doon mën a tabax ay hôtel wala ay cabanon ca waaxu Mbour ci yenn zone yu ci mel ni Saly léegi am na ñu bari ñoo xamee ni perte nañu lenn ci seeni terrain damay fàttaliku benn école bu nekkoon fii ci corniche bi booy dugg Dakar en face tribunal fu mu njëkkoon nekk léegi mu nekk bureau direction générale bu douane école boobu ci jamonoy Ablaye Wade lañ ko dindi tout simplement parce que dañ doon xalaat ni li nga xam ne fa la nekkoon ci kaw doj boobu mu nekkoon falaise boobu mën naa xëy màbb c'est tout simplement pour montrer que au plan mondial c'est une situation mais extrêmement dangereuse am na ay jamono daan nañ taw jàpp ñeenti weer ci yenn gox yi am na léegi changement bu ci am ba nga xam ne da ngay ñëw ñu ne la taw bi ñaari weer la durée wala sax ñu ne la motul 1 mois changement climatique yooyu nag malheureusement nekk na yu am ay conséquences te ñun ñu ngi koy subir mais rawatina suñuy doom suñuy sët ñoo koy gën a subir mais pour loolu nag mën a am lu ko dindi il faut nécessairement ñii di gouvernants yi un peu partout dans le monde indi lu yees ci doxalin ndax tey bu ñu wax gaz à effet de serre ñu dem ba léegi yaa ngi ko doon wax fan yële passé dañ dem ba jamono dootu ñu utiliser ci essence wala gasoil lu ñu utiliser mooy électricité ci oto yi ndax boo xoolee oto yu bari léegi ñu ñuy defar dugal nañ ci li nga xam ne moom mooy électricité tout simplement parce que dañoo jàpp ni bu ñu continuer ni ñuy exploiter wala surexploiter suñuy ressources naturelles ak suuf si dañ dem ba suuf si dootu mën a joxe dara yow miy baykat xam nga ne am na bërëb boo xam ne boo fa surexploité la nga daan am ci gerte wala nga ko doon am ci mboq dootoo ko amati loolu moo indi tey sur au plan mondial géej gi mu ngi avancé li ñuy woowee ay iceberg peut-être ci pôle nord wala pôle sud nga xam ne glace la mu ngi commencé di fondre li nga xam ne moom mooy couche d'ozone bi mënoon a téye ba nga xam ne les rayons solaires du ñu dugg d'une certaine manière ci suuf si wala ci nit ñi léegi couche d'ozone boobu mu ngi commencé di gën a oyof ba nga xamee ni la doon mën a téye glacières yi nu ñu koy ci glaciers yooyu di iceberg yi wàññeeku na ba léegi mu ngi commencé di soppi glace bi mu doon ndox moom nag di feesal géej yi di gën a jege nit ñi donc la nga amoon ci ay côte yi di wàññeeku tout simplement parce que géej gi mu ngi ñëw di gën a dugg bande de filao gis nañu ko ci ay géejawaay littoral bi c'est pas seulement pour le Sénégal mais dañ lañu ba littoral Afrique bi ci bëri foog ñu sàmm leen sinon dinañ dem ba gis nañ fi ay cimetières yoo xamee ni dem nañ ba ndox mi nangu ko muy ca Saint-Louis am na ay îles yoo xamee ni muy amee Casamance mais fu ci mel ni Guet Ndar ak yenn ci ay gox yu ko wër mais dañ dem ba yenn îles yi réer tout simplement parce que ndox mi dafay dem ba nangu ko te loolu yëpp ce sont des actions de l'homme sur la nature te li ñuy wax nag ci tubaab mooy la nature moom boo ko songee dina am moment boo xam ne day jëlaat li mu moom alors gestion suuf si bu yàqoo tey gouvernant yi la siré wala askan wi ko dëkkee ki amul sañ-sañ lan moo mën a nekk moom li mu def pour yàq environnement
mu am ay gouvernants kan lañ ci gën a mën a duut baaraam ay responsabilités ci situation bi ñu toll tey. que politicien xam nga que population yi xam nga depuis démb nañu ubbi ce qu'on appelle le sommet mondial sur l'environnement mooy li Birahim doon wax léegi COP 26 mais soo ko xoolee ba ci biir COP 26 partie du monde bu ne dafa am ay enjeux stratégiques am par exemple soo demee chez les occidentaux ay Asie yooyu ñoom atteindre nañu un certain niveau de développement économique ba nga xam ne ils sont sur ce qu'on appelle la qualité de la vie moo tax ñoom seen enjeu par rapport à l'environnement c'est les CO2 gaz à effet de serre et à la limite c'est la fonte des glaciers ñoom loolu mooy seen enjeu mais soo ñëwee pays africains yi seen enjeu du fondamentalement affaire CO2 parce que pays africains yi ñoom développé guñu donc dañu war a jël le temps de développer donc ñoom seen enjeu principal pays andin moom mooy d'abord première chose avancée de la mer géej gi ñëw di lekk kii bi te avancée de la mer li muy indi mooy ak déclassification des forêts très bien léegi avancée de la mer day indi ce qu'on appelle la salinisation des terres la salinisation des terres bu duggee dootoo mën a bay su fekkee mënuloo bay dootoo mën a am looy dundee et cetera donc dafa am ay conséquences à la chaîne beneen bi enjeu bi ñu am mooy ce qu'on appelle la désertification en Afrique bu duggee donc da ngay am enjeu pour def de la reforestation ou alors du reboisement parce que affaire taw bi ci lay dépendre te taw bi daanaka ma yor suñu économie moo tax bi ma liiree tey journal La Tribune gis naa ci benn article d'une dame qui s'appelle Fatou Diané gis nga boo demee Diourbel kër goo dem am na garabu niima mais garabu niima en réalité ker rek la mën a may léegi moom dafa jël benn initiative pour mën a coller à l'environnement lu mat junni jigéen ku ne mu jox la benn arbre fruitier ma jox la benn hectare war a lingom soo jëmbatee sa kër lingom dana la jox ombrage ker ga la niim doon jox pare dana la jox lingom boo xam ne mën na nekk activité ressource mën na la activité génératrice de revenu ba pare entretenir lingom par exemple jafewul trop ci ndox donc actuellement à terme dañu nar a nekk changer configuration Diourbel nga xam ne c'est une zone assez aride parce que amul ay garab parce que et cetera donc initiative yu mel noonu ñun loolu nañuy xaar ci environnement et le développement Doha ce n'est pas que ñu arrimé wu ci agenda international pour wax ay CO2 ñun tollaguñ ci qualité bi c'est-à-dire que par des choses très simples nan la ñuy relever les défis de la prise en charge te loolu ci ñaari affaire la fondamentalement mooy ñu lutter contre la désertification d'où l'idée même de la grande muraille verte qui est une idée exceptionnelle malheureusement faale wuñ ko parce que grande muraille verte moo ñu mën a may ñuy am taw yañ daan aw taw yu baaw naan bu njëkk ba léegi nag beneen bi nag mooy avancée de la mer bi boobu buñ ci taxawul daanaka suñu gox yu bëri suuf si yëpp day yàqu dootu ñuy mën a bay te buñ ci mënul bay les promoteurs immobiliers ñoo koy jël te dëkk bu amul mbay moom musiba la juñu nga ko sànq sax ci wàllu déclassification àll boo xam ne dafa naatoon am espace am lépp dafay dund bëri lool ñu xëy déclassifier ko alors waa régie dañuy dem ci Mbour sax ànd ak Aliou Badara Sonko ndax dafa am benn àll boo xam dafa nekk fa ñuy wax Dagga ak Xolpa ña fa dëkk dañu gis ni seen àll ba dañu ko déclassifier ci ay faits yoo xam ni am benn société wala entreprise bu ñu ko jagleel ñoom xamuñu seen tey seen ëllëg ci wàllu environnement jagatul seen dëkk yi itam bàyyiwuñu leen xel muy jafe-jafe yoo xamante ni dem na ba lompoñal leen tax ndaw ñi def benn conférence de presse interpellé kilifa yi am na yoo xam ni duñ ko nangu mukk muy jàll ci seen diiwaan Aliou Badara Sonko. ci commune bu Diass coow li nga xamante ne moo tàbbi ci mbirum 100 000 logements yi pôle urbain bu Daga Xolpa ba léegi seddagul ndax collectif bi nga xamante ne moo ëmb impacté yi ñoom ba léegi ñoom ñoo ngi naqarlu démarche autorité yi. ñàkk yëg bi ñu ñàkk yëg askanu Diass ndax mënuñu comprendre projet bu toll noonu nga bëgg ko élaborer ci dëkk nga écarter population yi boolewoo leen ci dara. ñoom nag ñu jàpp ni dëgg bi yëpp waxuñu ko président de la république Macky Sall ci bile dossier ñoom nag ñu ngi ciy joxoñ baaraam tuuma mooy les services techniques de l'État. xam ne ñi mu ko seexal dañ koy nax parce que waxuñu ko réalité bi tey jii nii boo demee ci décret boobu exemple bi ma ciy joxe mooy jël nañ fa 1028 hectares ñu ne moom la ñuy attribuer village yi comme zone d'extension muy 9 villages yoo xam ne ñu ngi fi te en réalité du 1028 hectares 9 villages yooyu tey jii nii li ñu occupé ci 1028 hectares yooyu lañ bokk. ñoom nag leneen lu ñuy naqarlu mooy tekk-tekkaaral autorité municipale yi. barki démb ñu ngi woon réunion fële au niveau de Diamniadio te saa ñu demee réunion lu ñu fay jëlee du ñu wax askan bi la réalité. collectif bi nga xamante ne mooy sàmm ak yelleefu village impacté yi pôle urbain bu Daga Xolpa ñoom it daañu continuer xeex bi ngir ñu bañ a caxatee seen suuf. Joal moom ñu nekk ci wàllu napp mi mareyeurs yi ak nappkat yee ni noppeetu ñoo fay taxi ñoo war a fay seen i ay kilifa at mu nekk li ko sabab mooy napp mi ci boppam la gestion bi baaxul te ministre bi wax lu jëm ci wàllu napp mi tegul ci seen loxo dara loo xam ne dal na seen xel Ibrahima Kane mooy coordinateur nappkat yi ci Joal nañ ko déglu.
ñun dañu wax ni suñu 60% yi nga xamante ni moo war a wéyal activités yi nga xamante ne moom la CLPA di dundee pour li nga xamante ne tey jii moo war a delloo si ressource bi ci réew mi suñu 60% yooyu état daf ñu ko yoreel ay bor ba tax na beneen organisation moo jóge fële ñëw di ñu jàppale ci loolu la wax di jàppale waale ministère bi ci loolu kon ministère bi loolu ak sàgganteem la ndax koo yoreel bor mënuloo koo may nañu fay suñu bor te état tamit aussi dafa jël budget jox ko ministère bi lu toll si ay 48 milliards pour wéyal li nga xamante ne mooy activité pêche bi comme activité pêche bi nag moom lañ ko jox pour mu ñëw di ko wéyal ci xaalis boobu na ñëw dimbali nappkat yi warul xaar keneen jóge fële ba muy taxaw fii di ko tagg di ko gërëm naan ko dugal nga ci sa loxo waru si woon dugal loxo moomul jox nañ ko lu mat sëkk. Birahim laataa nappkat yi yëkkati seen ay kàddu ministre bi ci boppam dafa dem ci diwaanu Joal waaye dañu gis ni li ëpp ci discours am daanaka defantale woon ni nappkat yi xam naa ñi ne ci seen ginnaaw bu ngay bëggee def ay rencontre ci hôtel ngeen koy defee kan moo financé rencontre yooyu alors moom ba léegi compte bi ko nappkat yi di laaj ak waa Sénégal ci licence de pêche yeeg yu mel noonu indeegu ci solution pourquoi napp mi fi mu toll ci Sénégal est-ce que solution mën na ci am. solution bi xam nga dafa am benn corrélation ak lu ñu doon wax sànq ci wàllu environnement ak napp gi. tey toll nañu ci jamono joo xamee ni l'action de l'homme sur la nature moom moo indi tey. ba nit ki soxlawaat nature mënatu fa fekk lu mu fa amoon. mais kenn daawul wax ay coowal pêche ci ay jamono xam lañ daan leen wax ci coowul pêche. mooy pêche à l'explosif bu nit ñi doon utiliser. wala yenn monofilament yi. mais dem nañu et ça je pense que c'est un travail boo xamee ni ñu bari liggéey nañ ci mais c'est l'occasion par exemple di gën a féliciter ak encourager ku ci mel ni Aïdar El Ali. malheureusement Mansour au Sénégal duñu fulaal écologistes yi. malheureusement. et pourtant ñu ngi siy jouer rôle bu am importance xam nga sànq Siré mu ngi wax ci Grande Muraille Verte mais ci xalaatu maître Abdoulaye Wade lan la ñu waxoon ne ni dañuy def ay récifs artificiels. ci géej gi ba nga xamee ni oto bu yàqu ñu tëmbal ko ci géej gi mu doon benn endroit de reproduction pour les poissons. mu am li ñuy woowee les aires marines protégées nga xamee ni bërëb bii kenn amul sañ-sañu napp fa ci benn période ci année bi wala booy napp amoo sañ-sañu napp loo xamee ni peut-être am na ci wàllug longueur li ñuy woowee ay jën yu ndaw am na loo xamee ni amoo sañ-sañu napp ko mais boo demee ba jël ay chalutiers ay gros porteurs yooyu nga xamee ni ñoom bu ñuy raaf géej gi du ñu xool ndax jën bu ndaw la wala jën bu mag la jël lépp li ñuy soxlawul ñu sànniwaat ko mu doon lu yàqu mais mooy tax ba les pêcheurs artisanaux ak ñi nga xamee ni peut-être dañu am ay gaal yu xaw a yemamaan dem ba léegi mënutuñu am li ñu amoon ci jën Mansour daan nga jënd keesu yaboy wala paanu yaboy boo xam ne dina def lu tolloog 50 yaboy 500 francs waaw léegi kenn defatu ko yaboy dañ daan nekk ñun temps xale di ko foye dem yore suñu benn fukki dërëm dem jënd yaboy juróomi dërëm bi ci des nga seet leneen loo ci def ñëw yore sa këriñ ñu may la këriñ nga lakk def boyal loolu amatul 50 francs mënatoo ci am yaboy bi gën a ndaw mënoo ko ci am si 50 francs au contraire dañ la naan benn yaboy 500 francs lay jar wala ñu ne la benn yaboy wala ñaari yaboy nga jëndee ko sambi ñetti yaboy 1000 francs ci biir marché bi c'est tout simplement parce que on a trop laissé faire ba pare ñun suñuy gouvernants muy surtout en Afrique dañuy seetaan tubaab yi wala ñi nga xam ne ñoom dañoo am intérêt parce que ñoom dañoo jeexal seen géej ba noppi. ñu ne nag léegi nañ dem ci continent bee nga xamee ni dese na ay ressources muy ci wàllu géej muy ci wàllu suuf si muy or bi muy pétrole bi muy diamant bi mais qui sont les exploitants de ces différentes ressources en Afrique. du ñun de. or bi ñuy wax bu ñu demee ñu ne la Kédougou wala Tamba am na or pourcentage bi ciy dugg ci Sénégal lu néew lay doon demal nga dugg ci mbaaru tëgg yi dañ la naan ni or bi ña ngi ko importé alors que Sénégal am na or wala ñu ne la fer bi dañ ko importé alors que suñuy réew am na fer am na zircon yaa ngi wax tey muy Mali muy Guinée bu ñu la nee Mali wala Guinée plutôt 3e producteur mondial de bauxite duñ ko sax utiliser bokk ci réew yi gën a ndóol c'est parce que nos gouvernants non seulement ont trop laissé faire mais souvent ont été complices ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ñëw jël suñu lépp daanaka tey laisser faire dañ koy wax siré wala complice ñaar yëpp parce que boo xoolee suñu gouvernement yi d'ailleurs Birahim da doon wax démb rek moo bëgg la nettali rek gis nga bu njëkk ba soo mësaan dem marché jënd jën
dañ lay may yabooy pour wiis yéen a ngi fàttali wiis ak loo mën a jënd yeneen jën yi dañu daan may benn yabooy mais fan yi passé bi ma demee marché saamu yabooy 2000 francs laa ko jëndee fu ne loo xam ne absolument grand li nga wax ni ñaar yëpp moo ci nekk parce que sunu gouvernement yi yu bëree bëri fenn fu ñuy amee xaalis te coow du jib askan bi du yëg mooy géej gi dañuy dem fële signé benn accord de pêche gars yi jox leen alal léegi nag yow doo ci mën a am benn contrôle parce que avec ñi ngi en haute mer donc ñoom géej gi jàppewuñ ko comme un instrument ou un outil boo xam ni mën nañ ci développer benn stratégie économique mais ñoom dañ ko jàppee comme benn rente de toute manière dañ naan rek géeju yàlla la jën yi du mës a jeex et cetera et cetera. moo ñu demee noonu donc am approche bi ñu ci am moom moo faussé lépp. beneen bi tamit mooy sunu réew yi problème bi géej gi am ñëpp xam nañ ko de grand solution bi koy réglé. wax nañ ko ba tëgg ko de mais nag volonté politique moo des c'est-à-dire que kan moo koy ñëw nag jëmmal tey jii sunu gouvernement bis bu bëggoon. suñuy nappkat yi du ñu am problème Mauritanie du ñu am problème Guinée-Bissau du ñu am problème mu fele dañ koy def parce que diagnostic bi def nañ ko solution yi koy def experts yi def nañ ko léegi nag kan moo koy jël doxal ko lu mooy jafe-jafe ji parce que ñoom dañuy gis seen bopp parce que ñoom li ñu jàppee géej gi du nu ko askan bi jàppee ñoom dañ ko jàppee benn rente boo xam ne heure bu ñu amee problème mu panne rek daal di dem daal di koy ŋànc daal di dem jël régler seeni problème alors que askan bi pour moom géej gi question de survie la mais ñi leen di diriger jàppee wuñu leen ko question de survie question de rente nañ ko jàppee. et loolu dafa graaw de. loolu nag dafa graaw. su boobaa nag moo tax souvent damay faral di wax ni Afrique ak potentiel yi mu am yëpp Afrique li ko gën a tardeloo bokk na ci njiitam ay Afrique ay jeunes am conscient nañ ci enjeu yi ay jigéenam dañuy takku liggéey ay magam ay sage nañu mais classe politique am ñoo doy waar. parce que ñoom ëllëg ñuy xalaat temps wu Afrique souvent seen temps wu bopp dañuy xalaat buñ ko xalaatul ñu ngi xalaat temps wu waa nasaraan yeeg bitim réew. ñu ngi lay jaajëfal Siré octobre rose ci la ñu nekk muy weer bi ñu jagleel lu jëm ci wàllu xeex woppi cancer. waa LISCA daanaka dépisté nañu wala consultation yu ñu jagleel lu toll ci juróom-ñaari junniy jigéen ci wàllu cancer ak col de l'utérus ñu continuer di ñaax jigéen ñi ñu dem defi ay dépistage ngir mën a xam tolluwaayu tawat ji ak ñu ci mucc. kàddu ko woote gu bàyyee ko ci Balel Selvi Kan yi ñu teewlu ko mooy président ba ci micro Alassane Balde. randonnée bi c'est pour ñu mun a sensibiliser jigéen yi ñu mun a aar seen yaram yi surtout ñu def en sorte que le cancer du sein du leen dal te cancer dafa doon li nga xam ne boo ko amee ba pare mun nañ ko faj soo ko amulee tamit mun nga